un immense plaisir encore de vous retrouver, chers internautes de la TV Online 221, toujours en partenariat avec le réseau international Diaspora en ligne. Bienvenue ngeen dalak jàmm ci seen premier numéro émission di migration culturelle tey nag ñu daal di tàmbale waxtaan ci li nga xamante ne moo di migration culturelle si naka noonu nag di profité waale di jàlle bu baax a baax suñu tonton suñu papa suñu xarit mu def lu rëy ci Sénégal def ko ci àdduna ñu xam ko fépp mu di Papa Thione génn àdduna fan yi rek ñu koy jàlle njabootam yépp di ko jàlle waa Sénégal waaye di ko jàlle monde entier tey nag suñu émission ñu war a dalal koo xamante ne moo ngi yëngu ci li nga xamante ne wàllum culture la ñu war a waxtaan ak moom saafonte ak moom mu wax ñu xelal ñu ci li nga xamante ne moo di migration culturelle ñu gën ko xam ci Boto nekk benn musicien ba nga xamante ne mu ngi juddoo fële di Jana Malari ñu xam ko ci Sédhiou mu daal di jógee Sédhiou nag ñëw Dakar ci noonu jotoon naa bokk ci benn groupe bu ñuy wax Fogni loolu yëpp dinañ waxtaan ak moom mu gën ñu ko leeral ci kaw loolu nag damay def rek lu dul daal di présenter sama invité bi mu wax ñu mooy kan ñu xuus daal di jëmale ci question yi nga xamante ne rek war nañ ko koo laaj lépp nag ci cadre li nga xamante ne moo di migration culturelle asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mia maa ngi lay nuyu. Arona di la sant bu baax a baax si invité bi ma invité. ci émission bi nii di ko rafetlu waaw. jërëjëf Arona ñu gën la xam ci Boto bëggoon nañu xam lan moo tax nga tuddee sa bopp Boto wala dañ la ko tuddee wala yow yaa xool ni comme que artiste nga ak musicien bi nga doon nga ne xaaral ma jël turu Boto bi au lieu de Arona Cissé. may rafetlu question bi loolu. parce que dafa nekk loo xam ne tey artiste bu demee ba am ñaar tur am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp wala seen fans wala ci jaaram ba mu xool ne lii moo gën mais man tel n'est pas le cas. parce que bu may tudd Boto bu sama yaay di ma jox tuuru Boto. dafa fekk sax nekkuma si musique. donc loolu itam ay cosaan la. boo xam ne bëri na Casamance boo ñëwee lambaatu ci olof yi ak foofee fekk yu ñuy wax yara dal. waaw donc loolu moom may tuuru Boto ma jàppee ko tam tur bu rafet. tur bu rafet macha allah surtout nag bi nga waxee sa wàllum yaay parce que bokk na ci ñi la gën a motiver ba nga doon li nga doon. si je ne me trompe pas. si loolu tam maa ngi la si rejoindre di ko rafetlu. parce que juddoo ma famille lu ñuy wax famille griot. famille griot. juddoo ma ci loolu. ku xam Cissé yaa ngi xalaat leneen lu bokkul ak musique la. sama yaay mën naa ne artiste la. lu tax artiste la parce que le mot artiste. ñu bëree dañoo foog ne tant que ne ko géwél wala leneen mënoo ko doon. alors que artiste dafa am lu mu ëmb. waaw mën nga nekk quelqu'un boo xam ne comédien nga. ngay reetaanlu nga doon artiste ñu jox la kii boobu donc ci fànn bu ma lu mu la expliquer lu tax ma tuuru Boto bi. donc mën naa ne sama yaay artiste la si moom laa ko sàccee boo doon tey lu ma doon quoi. ba doon li nga doon macha allah donc mu nekk lu am solo comme ni nga wax rek fàttali que ni artiste moom nekkul rek nga juddoo ci fenn fii mooy tax nga doon ko mais deret lay doon. day waa voilà culture aussi lay doon. donc ci kaw loolu aussi nga jugee fële di sa fi nga juddoo Jana aux années au milieu des années 80 ci nga quitté foofu noonu daal di ñëw Dakar. lu waraloon sa ñëw boobu noonu ak d'après li nga root ci foofu noonu ndax foofu nga tàmbalee sa carrière. voilà bu may quitté Jana di ñëw Dakar. jàng moomu fi indi. jàng fii Dakar. je m'attendais même pas ne dinaa doon un musicien. parce que sama grand frère. moom moo jëlee Jana Malari ñëw jox ma sama nijaay. donc di poursuivre samay études comme ñëpp. donc di fur et à mesure
xale di mag. En parlant de sax say études ci tamit nga profité nekk conservatoire en 1987 en 1995 nag ci nga daal di jot li nga xamante ne mooy sa diplôme. ñaari diplôme benn bi en piano beneen bi en solfège. Merci beaucoup nan nga def ba daal di dugg ci ne man daal su ma ñëwee Dakar faaw ma jàng li nga xamante ne moo di musique. waaw comme lu ma la ko waxee bu may njëkk a dugg fii. xalaatuma dinaa doon musicien. mais di fur et à mesure xale di mag rek ngay gis lu la neex. donc ci laa dem ba def concours dugg conservatoire. maanaam jàng musique bu ma fay dugg gën a nekk xale jàng formation bi 7 ans la. 7 ans comme li nga wax 7 ans à l'époque. ma ngi fay dugg comme li nga wax 1987. ma jënd 1995. diplômé au piano. comme solfège et théorie musicale. maanaam da nga ko jàng. waaw jàng musique bind bi xam ko. voilà c'est ça parce que bu ma demee ba wax musique tuddee ko ci sama famille. sama papa daf ma ne métier boo gis dañ koy jàng. dañ koy jàng te loolu tamit mu am solo la mu ne ma forcé bu dee da ngaa opté pour musique da ngay dem inscrire walla ñu xool fan nga ko mën a jàngee. ba na tëb rek ne lii ak lii te xamoo ci dara. waaw donc comme li ñuy faral di wax rek olof Njaay li ñu naan loo daan doonul taalibeem doo mës a doon sëriñam. voilà mu nekk lu am solo ci jeunesse bi nga xamante ne ñoom tamit bëgg nañ def musique ñu li ñu naan ñu gën koo jàng gën koo xam tamit ndax lépp loo dugg rek defe naa ne xam ko mooy li gën ci kaw loolu aussi ñu gis ni tamit jotoon nga nekk ci groupe bu Fogni. lan moo tax lan mooy relation bi tax bi ngeen am ba nga intégré groupe boobu noonu. groupe Fogni parce que nekkoon nga aussi chef d'orchestre groupe Fogni naka la demee est-ce que mën nga ñu ko expliquer parce que tamit suñu gisee groupe Fogni gis nañ ni aada ak cosaan nañuy gën a di wéy di yëngu ci seen musique ndax yow bi nga ñëwee. da nga leen apporter loolu wala da nga ñëw fekk ci leen ci loolu. waaw lu am solo daanaka du su école la ñuy jàngee parce que boo nee musique ñaar façon musique moo am. il y a ce qu'on appelle la musique moderne. et ce qu'on appelle la musique classique. Donc la musique classique c'est une musique écrite. yoo xam ne dafa laaj ay partition dafa laaj jàng bu gudd bu sore. nga ñëw ci moderne. nga trouvé fa par exemple lu ñuy wax ne comme ñun lu ñuy yëngu jamono bi lu ñuy yëngu. donc loolu jàngale ñu la ko conservatoire. donc yaa ngi koy fekk lu ñuy wax ne mën nga ko tuddee traditionnel ñu jéem ko moderniser pour mën ko jaay. donc étant donné bu ma demee ba am sama licence sama diplôme. première des choses mooy fu ma jógee. fi nga jógee d'abord. fu ma jógee ndax am na loo xam ne maanaam dañuy ne direct la. dafa doon loo xam ne don la donc moo tax directement mu songu Fogni. parce que gis nga fa sa bopp. waaw dama ne foofu moom sama kër la. waaw étant donné lépp luy couleur musicale du sud la Casamance fa laa ko mën a fekk. donc fa laa ne maanaam foofu ngay wane sa bopp. donc comme ni ñuy wax rek. réeroo benn yoon ci dugg ba nga dugg foofu noonu parce que da nga fay gis sa originalité donc waral nga intégré li nga xamante ne moo di groupe Fogni ci kaw loolu aussi jotoon ngaa nag génn Sénégal dem Suisse def 2 ans ñëwaat Sénégal di commencer nag di jouer souvent ci hôtel yi mën naa ne Petite Côte bi Saly jotoon nga fa tàmbali ay liggéey mais yàggutoon je crois 1 an la woon après par la suite nag nga décidé rester mais ci mu ñëwaat tuuti ci li nga xamante ne mooy voyage bi nga jot a def expérience bi nga fa jëlee ak surtout tey ñuy wax ci migration culturelle bi nga demee tamit teewul yaa ngi jël li nga xamante ne moom nga jàng moom mooy sa origine yóbbaale ko ci dëkku jàmbur ndax ba nga demee yaa ngi ko doon sàmm te je crois que ba léegi nii sax suñu dégloo say morceau gis nañ ni ba léegi yaa ngi sàmm loolu noonu mais est-ce que mën nañu cee leeral ndax nan la demee ndax yombutoon nga gis culture du jàmbur ñëw indi sa bos ndax da nga ko ñëw imposer wala da ngaa ñëw bàyyi sa bos. waaw lu am solo
sama dem Suisse mu ngi jógee maanaam comme li nga wax. variété bu ma daan def ci hôtel yi. ndax fa la ma nit gisee mu xam ne mën na maa rapporter un plus. mais rapporter boobu mooy ma gën a approfondir li ma jàng parce que nee na bu ma xoolee mooy jouer le piano xam na ne jàng naa. mais am na peut-être tam war naa ko soxla te muy dëgg ndax bu ma demee Suisse jël naa fa xam-xam. maanaam bu dee dama fa demoon dugg fa ak maanaam li ñuy wax 50% ci lu ma bëggoon def. mais lu ma fa jël yóbbee na ma d'une façon léegi mën naa ne toutes les musiques ragaluma ko jouer parce que ci xam-xam ci technique. ba ci woy bi yëpp fa laa ko jàngee lu ñuy wax ne la classe d'harmonie. loolu yëpp daf ma rapporter un plus. moo tax loolu ma fa jàng boole ko lu ma xam ma ñëw fii di ko mélange de culture di ko séddalee ak ñi ma dëkkal nga dëkkal te surtout mélange de culture boobu teewul ba tey sa culture yow yaa ngi ko téye foofu tamit bëggoon naa nga insister fi bu baax a baax parce que demoo fa rek daa dee bàyyi sa làkk demoo fa rek daa dee def ñoom li ñuy def waaye da nga ñëw jël li ñuy def boolekaat yow li nga xamante ne moom nga am. waaw loolu daf ma war aussi dafa war tam bépp kuy musicien. surtout ça ndax dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom. am na loo xam ne moomeel jàmbur la. donc moomeel jàmbur boobu ak li nga moom bokkul. donc tey jii mënoo nekk un Sénégalais. léegi nag xam naa ne foofu moom point bu am solo la ndax loolu moom ak liñ la aal tamit defe naa ne du benn ci kaw loolu nag ñi ñuy seetaan dañ leen wax rek ñu def benn pause bu ndaw ñu daal di dem xooli publicité daal di dikkaat suñu plateau. Jay Style Center, styliste modéliste du centre de perfectionnement en haute couture, formation en coupe, couture ak confection bi nga xam ne Sidi Dia ibbi na ko ngir jàppale ndaw ñi ak képp koo xam ne métier bi ñor na la. fàttali ne moom Sidi Dia loxoom set na te it ràññee nañ ko fii ci Sénégal ak bitim réew ndax ñaari yoon jox nañu ko fi ciseau d'or di raay bi gën a mag ci wàllu coupe ak couture nekk fii ci cité Gàddaay villa numéro 20 ci route principale bi jëm géej ñoo leen di xibaar li jëm ci wàllu inscription yi nga xam ni door na kon ñu déggandoo ko li jëm ci wàllu perfectionnement durée bi 1 an la droit d'inscription yi doon 20 000 francs mensualité it 20 000 francs li jëm ci wàllu formation yi durée bi 3 ans la droit d'inscription yi doon 20 000 francs mensualité bi di 10 000 francs rax si dolli mu am yeneen pàcc yu ñu fa ibbi lu jëm si wàllu formation en mannequinat ak art plastique boobu droit d'inscription bi 10 000 francs la mensualité yi 10 000 francs la ku ci bëgg am looy leerlu mën nga woote ci numéro bi di 77 552 22 16 wala nga woote ci 76 872 72 49. ci toujours ci seen biir émission di migration culturelle defe naa ni ñoo ko déggandoo ñu nekkoon ci point bu am solo ñu doon waxtaan ci li nga xamante ne moo di dem waaye yóbbaale li nga moom ci loolu nag dama lay rejoindre rek wax la ni dafa am solo artiste bi di dem daal di ñu xàmmee ko ci li nga xamante ne fa la jógee ci sànq moom loolu nga doon wax sànq ndax mën nga ñu ko cee gën a leeral. waaw tey jii wax nga point bu am solo. boo demee tey ñuy wax fooñi sur le plan international dafa am lu tax li mu moom la nekk di jaay. li mu moom la nekk di jaay culture am la jaay ba tubaab yi fonk ko. on ne peut pas être un Sénégalais
nga ne da ngay dem Europe dafa jouer rock wax ma la ne doo percer mais tu ne peux pas jouer le rock plus que les tubaab. Effectivement. doo dem États-Unis nga ne da ngay def jazz plus que les Américains. waaye lu ñu moom fii Sénégal yàlla daf ñu may loo xam ne kenn mënu ko jeexal. géej la ci lan. mën nga ñu cee ñëwal tuuti détails yi. waaw li ñu moom. waaw lu ñu moom nga xool nga dem si suñu sama mbokku wolof yi. yaa ngi fa fekk la mbalax ndawraa bi ay ñoom yeneen nga dem si soose yi nga ne la kora nga ay yeneen nga dem si joolaa nga ne bugaro bu nga dem ci balante yi nga fekk balafon nga dem si mankaan yi nga fekk fa bombolon donc ku si nekk dafa am loo moom lu ñu moom noonu rek dañ koy moderniser ba impressionné si tubaab yi bu boobaa tubaab bu ñëwee ak lu mu am xam-xam ñun dañ koy jàngal dëgg la parce que am na suñu élève ñu doon maître mais am na loo xam ne boo fa duggee mënoo si exprimer wu. dëgg la parce que daanaka en Afrique boo nee Afrique la majorité des instrumentistes jaaruñu école. mais yàlla daf leen may don. les meilleurs instrumentistes du Sénégal aussi pareil ñu bëri jaaruñu école mais macha allah. macha allah. macha donc allah loolu xam sa cosaan rek la ñuy xam sa cosaan te xam sa cosaan weesuwul tamit fépp foo mënti dem ci àdduna nga daal di ko fësal ndax bu dul dara aussi def nga 12 pays en Europe donc continent asiatique bi tamit macha allah def nga fa ay tournées yu bëri mu nekk loo xamante ne rek aussi nekkul loo xamante ne lu tuuti la parce que bu dul dara groupe yu bëri jot nga faa dem xamante nga ak ñoom. ñu dellu si waat fii nii ci Sénégal ñu si mel ni ñoom Kiné Lam Abindour ainsi de suite ñooñu nga naanaan ñu mag yooyu surtout suñu waxee Kiné Lam macha allah ci lu mu def ci culture wuy cosaan ak aada donc ñu gën ko respecté ci wàllu woowu nga dem ba am relation ak ñooñu noonu nan la lay def kon cela veut dire kon macha allah. waaw di sant yàlla. parce que ñu mel noonu ñi nga lim noonu am na ñoo xam ne sax peut-être xamoo leen dafa nekk loo xam ne moo ngi koy sant yàlla parce que Ablaye Mbaye dem si yàlla la ba soosé nga xam ne ci moom laa njëkk a joué salsa étant donné ma nekk xale du joué mu nekk musique boo xam ne au commencement dama ko ragaloon parce que dama defee ne salsa yëfu mag la. d'accord waaw donc bokk ak ñoom plateau wala kii boobu dafa am lu ma rapporté. ci loolu mooy sama atout. joué naa toutes les couleurs ci musical. ci musique loolu mu doon atout mais lu tax tam aw ma si problème mooy jàng bu ma la wax la base. parce que maanaam da nga ressourcé wu. waaw la base pour nga mën a am. dëgër laay pour mën a. dëgër laay jàkkaarloog boobu ñëpp. voilà dëgër laay boobu tey jii. c'est pareil pour woykat c'est pareil pour instrumentiste képp ku nekk instrumentiste na nga lutter ba ñu ne la professionnel lan mooy professionnel mooy que tu as la maîtrise de ton instrument ci bu ngay yëngu moo xam moderne moo xam traditionnel la boo ko maîtriser foo dem bokk woykat bi tam voix aussi c'est l'instrument nga koy foo mënta nekk nga di woyantu di kii foo mënta dem ci àdduna di nga bokk waaye bu dee loolu yëpp defoo ko rek am na fu baxanee di doonee benn yow da ngay doon seetaankat ak taccukat. kon artistes yi war nañoo gëstu jiwaat bu baax a baax. bu baax a baax ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moo di côté solo côté vestimentaire donc nga impressionné ñu bëri ci wàllu woowu noonu ndax yenn saa yi dañ koy gis am na sa album boo jotoon a def. je crois Keppaar gi la woon. Keppaar am na tamit beneen. Keppaar def naa ak ñoom carrière. am na beneen boo xam ne aussi sama groupe bopp la. album bi mu ngi tudd Joola Sané. Joola Sané gis nga lu ma sol. merci moom laa doon bëgg a wax moom foofu laa doon bëgg a revenir déjà rek tenue bi rek dafa frappé ñu bëri mën nga koo gis rek déjà même li ngay woy duñ ko xam mais nga attiré leen ci li nga xamante ne mooy sa solo. ndax da nga ko bëgg wala da nga ne ah sama solo gi kat faaw ma ko fësal ko pour kat ñu gën a xam ki ma doon. loolu ndax noonu nga ko jëlee wala. voilà loolu lu am solo la parce que tey ñun artistes yi dafa am loo xam ne mën naa ne nattu la des fois ma ne xeeb sa bopp la. mooy dañoo foog ne toujours mbubu bi mooy jaay musique bi. waaw alors que loolu daf ñuy sonal
képp kuy génn télé rek ñu ne foofu nga sol lu rafet foofu nga kii ça dépend li ngay def parce que lu may conseiller sama mbokku musiciens yi artistes yi boo demee Europe boo bëggee ñu respecter porte-toi comme un Africain bu ñëw foofu suñu grand boubou yi ak lu mënta doon loolu daf leen jaaxal dëgg la waaye boo duggee seen veste yi ay kii yooyu dañ lay xeeb waaw parce que dañ naan dañ lay xeeb c'est vrai que monde bi dafa évoluer voilà ku nekk tamit da ngay xool naka ngay solo mais comme ni nga wax boo nekkul sa dëkk itam dëkk jàmbur itam war nga fësal jëlal exemple tubaab bu jógee Europe ñëw Afrique yaa ngi gis ne solotul sax li mu moom lu ñu moom lay sol effectivement donc ñun aussi bu ñu demee seen dëkk li ñu moom lañ war a solo non seulement musique bi mais war a sa aada cosaan nga xam yaay kan maintenant boo nekkee en Afrique bu la neexee nga comporté wu avec des comme lu ñuy wax ay yëre tubaab ay kii ay dàll yuy jar xaw ma nangam comme man rek fi ma fël nii voilà fa nga fene la moom mais du trait comme ni nga wax yenn saa yi boo demee concert wane sa identité voilà c'est ça am solo donc looloo tax man sama yëre bu rafet mooy lan mbubu africain ma daal di ko sol Europe fu ma dem rek dañ may topp maanaam ni tubaab bi mel fii noonu laa fay mel macha allah donc wane na ko aussi mu mel nii rek suñu émission moo ngi waaj a jeex ci kaw loolu nag ñu war a laaj suñu laaj bu mujj suñu invité yàlla def nga def tukki yu bëri donc am expérience ci wàllu woomu yóbbu sa culture fépp foo mën ci dem ban conseil nga war a jox nga ñuy jox ñun jeunesse bi en tant que grand boo xamante ne xam nañ ko fépp ci àdduna te muy fësal li nga xamante ne moo di culture ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi soog a door lan moo waroon nekk li nga xamante ne rek suñ ko waxee suñu culture dina gën a mën a jëm kanam. lu am solo question bu am solo bu ma neex tam aussi pour tontu si parce que nee nañu mag xam na dem ba xam na tey. donc boo xoolee tey ji la jeunesse ak jamono bi bu ne duñ déglu li fi maam bàyyoon aîné yi luñ fi bàyyi ñu bëgg a ber seen yoon dina xaw a jafe wax ma ni duñ yegg waaye dog-dog dina si bëri parce que ci wàllu culture ku si ne dafa am foo jëlee bâton bi yóbbu ko keneen ñoo jël ko foofu yóbbu ko keneen ñoo jël ko foofu yóbbu ko tey ji boo xoolee ñun suñu idole yi ñoo xam ne ñoo nekk ñoo ñuy jiitu musique dafa am fu ñu ko jëlee ndax ki jëkk kam tàmbalee tey kooku nekkul ci àdduna ainsi de suite di jaalee ci Papa Thione nga xam ne référence la maanaam ñooñu luñ fi bàyyi ñun loolu lañu war a topp donc lu may ñaan jeunesse bi ñu xool toujours laaj am na solo boole si nag yaru moo la mën a may nga yegg foogul ci àdduna waaw côtoyer mag yi te mag boo bëggee am ci moom dara rek boole ci yaru xam-xam foofu lay feeñal di nga dem boo yegg foo xam ne nit ki fu mu yeggul yow nga yegg fa mais ci kaw la yaru donc yoon bi lal nañ ko ba pare lal c'est déjà tracé mooy rek ñëw topp si bañ a ne daara bii laa bokk bu boobaa moom rek donc ku def loolu rek mën a dem si kanam di ñaanal tam suñu grand artistes yoo xam ne ñu ngi jóge fii ku mel ni Thione Ballago Seck ak ñeneen yi yal na yàlla gërëm leen suuf si oyof si kaw lépp lu ñu ragal tam Sénégal yal nañ si yàlla musal jàmm rek waaw ba keroog àdduna di tukki moom lañ soxla Sénégal yàlla nañ ko yàlla may donc ñuy tàggatoo contentement la bu baax a baax ak mbégte dalaloon ko moom di Arona Cissé ñu gën koo xam ci Boto mu nekkoon tey nag suñu invité defe naa ni liñ fi jot a wax dina leen jëriñ bëggoon nañ nag daal di jot ñi nga xamante ne ñoo ñu représenté ci yenn secteurs yi yenn dëkk yi pour ñu gën a mën a feeñal li nga xamante ne moo di culture fii nii Sénégal foofu noonu ci yeneen dëkk yi naka nañ koy doxalee loolu yëpp bëggoon nañ ko def waaye nag dafa jàppandeewul. Vous avez la présentation Mia Sène à la réalisation Seydina Sow donc nag di leen jox dig daje ba beneen yoon ci laata lool nag damay profiter di jaajëfal waa Aïcha Coiffure nekk fële ca cité Sones donc ñoom tamit ñoo jaar ci li nga xamante ne rek moo di
bopp bi ak maquillage bi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous nag du yàgg dara ñu dalal beneen invité toujours nag di wax ci li nga xamante ne moo di migration culturelle njëriñam ak solosam ci fii ñu nekk ci suñu dëkk donc à très bientôt.